alors yaa ngi koy wax léegi muy Fatou Astou Sokhna ci Louga ñu ngi koy jaalewaat waa këram gis nañu polémique bi mu andi ay collectif yu génn di ko ñaawlu waa Louga def manifestation tey jii ñuy wax ak yéen ñi nga xam ne mooy yenn ci syndicat yi def ab grève ci hôpitaux yu ci bari tey amuñu accès ci li nga xam ne moom mooy faj mi Fatou Gueye li ñu wax ci wàllum plateau médical dégg nañu Abdoulaye Diouf Sarr ci benn plateau ci koor gi li nga xam ne wax na ko ci wàllum santé bi loolu it noo ko jàngate waaw man de Diouf Sarr déglu naa ko li mu wax ci plateau boobu mu def mais ci ñaari mbir moom xeeb naa ko ci. muy ban ak ban. benn bi mooy ni mu jàngatee li nga xam ne moo am ci ndaw soosu nga xam ne soxna Astou moom gaañu ci Louga ci ñàkk toppatoo. bu leer assistance ni ko tubaab di waxee. non assistance à une personne en danger boo xam mi ngi lay yuuxu naan la kay dimbali ma. gaaw leen opéré ma. suba gi ngeen wax dama koy xaar yaakaaru man dinaa fa yegg cey Sénégal lu mel nii yow ministre de la santé nga xam yaay jiite santé bi loolu am heure bi waroon a fekk ñu dàq la ca dàq yu njëkk yi ñu bàyyi la nga jëm toog ci télé di jéem a expliquer di wax ay non envoyé naa commission tel pour ñu defal may rapport ak waxi caaxaan man jàpp naa ne loolu traitement bi mu ci def c'est un traitement très léger. beneen bi mooy li ma gis mu wax ko ci coowal pharmacie grande pharmacie dakaroise bi tamit. naa ni présenté affaire bi comme ñaari jigéen yuy xulu nee na daal pharmacie grande pharmacie dakaroise bi nee na ñaari jigéen yuy xuloo la rek du dara di ko ñàkkal fayda alors mu dem ci cour suprême alors comme loo xam ne dem na ba cour suprême yow def nga ay tappale yu bëri ci sa ministère pour jàppale jege ñaale président Macky Sall mu ne loolu mu ne ñaari jigéen yuy xuloo la ma ne ko déedéet tappale Diouf Sarr waxul li am liy dëgg mooy da doon jàppale moom Diouf Sarr ak ñi mu àndal la direction de la pharmacie et du médicament ma Yérim Mbagnick ak moom Diouf Sarr ak l'agent judiciaire de l'État ak ki moom immeuble bi IPRES DG bi Dieng ak ki nga xam ne mooy PCA IPRES muy Racine Sy ñoom ñoo ñëpp ma fi lim ñuy ay ponkal ñoo xam ne ay ponkal de la République lañ ñoo ànd di sot sotoo soxna Aïcha Goundiane tout simplement parce que soxna Aïcha Goundiane moom dafa am pharmacie boo xam ni jege ñaa la président Macky Sall bu tudd Aminata Gassama boo xam ne cousine u Macky Sall la parce que turandoo Macky Sall mooy waajuram wu góor kooku lañ doon jàppale pour bëgg lu neex Macky Sall ñu foqarte ñu bëgg a foqarte sax laay wax parce que soo tegul naam ña ngi ko fa bàyyi muy jaay ciy tappale ñu bëgg a foqarti pharmacie wu jàmbur Aïcha Goundiane dem jox ko Aminata Gassama pour wut lu neex Macky Sall loolu la waroon a wax moom Diouf Sarr loolu moo am parce que këyit yëpp wane na ni ñoo amuñ droit def li ñuy def cour suprême sax neenal na arrêté bu Diouf Sarr teewul Diouf Sarr kon na ci li muy def di jaay doole parce que ñoom jaay doole rek lañ nekk te ñun ñëpp ñoo bokk réew mi Macky Sall dama jàpp man ne sa mbokk bu nekkul ci dëgg moom sax nga war a xañ waaye sa mbokk nekkul ci dëgg nga jël keneen di ko xañ tout simplement parce que yaay président de la république te yow yaa war a yiir ñëpp yow président parce que yaay président tous les sénégalais sa mbokk bu nekkul ci dëgg da nga koy wax dëgg te mbokkam nekkul ci dëgg moom Aminata Gassama nekkul ci dëgg képp kuy Sénégal ak moom nitu dëgg nga da ngay nangu ne Aminata Gassama cousine u président Macky Sall ñu bëgg ko jox rez-de-chaussée wu hôtel de l'indépendance bi nekkul ci dëgg kon képp kuy wax na dem ni leen arrêté leen seen jaay doole bi ngeen delloo Aïcha Goundiane pharmacie foofu nag la ma ci ay wax rek mooy am na ay sénégalais yu fi nekk yoo xam ne yu mel noonu rek la ñuy xaar pour dem jënd ko pharmacie boobu képp ko jënd yaa ngi jënd nga jaan ci pax xamul tax parce que président Macky Sall nguuram gi day dem parce que sénégalais yi doyal nañ ci moom deuxièmement jaay doole bii yàlla du ko seetaan te sénégalais duñ ko seetaan bu ëllëgee bu nguur gi changé Macky Sall su la joxee pharmacie boo xam si jaarul yoon nit ñi dañ koy tegaat ci table surtout que ay décision de justice moo ci am cour suprême du caaxaan cour suprême nee na Aminata Gassama amul droit exploiter foofu Diouf Sarr arrêté bi jaarul yoon mais loolu ëllëg bu nguuru président Macky Sall jeexee ku ko teg ci table jël na la jox dëgg parce que jaay doole bi c'est parce que moom moo fi nekk rek yore doole ji moom Macky Sall jàpp ne moom rek am doole maintenant kon li may wax ñi am ñoo yore seen xaalis bu leen dem mukk di jënd pharmacie boobu ku ko jënd nga jaan ci pax ëllëg dañ koy tegaat ci table ci parce que li ñuy def jaarul yoon ñoom sax d'accord nañ jaarul yoon xam nga IPRES mi ko loué immeuble bi ci boppam IPRES mi loué ndaw si bind na ci contrat bi mu signé ak ndaw si mu ko bëgg a jox moom Aminata Gassama bindal nañ ko ci article 12 ba ni ko ñu ngi lay loué nag local bi 66 mètres carrés la mi ngi ci suufu hôtel de l'indépendance fañ def pharmacie ba ñu ngi la koy loué waaye ñoo ngi ci jafe-jafe ak yoon parce que xam nañ ni affaire baa nga cour suprême ak tribunal du commerce
ñu ne ko léegi yow mi ngi koy loué ñu ngi la koy loué waaye lépp luñ ñu teg ci daan yaa koy fay ñoo ngi ci jafe-jafe nag ak yoon waaye yoon lu mu mën a des de ëllëg yow mii nu loué yow yaa koy fay kon kay ñoom d'accord nañ ni def nañuy tappale kat mooy loué kat mooy nangu dem ci kër di ko loué borom kër gi ne la man kër gii ma lay loué maa ko moom waaye damaa nekk ci jafe-jafe ak yoon su ma yow mi ma koy loué bis bu ma yoon daan war nu mu mën a toll yow yaa koy fay yow mi ma ko loué est-ce que da nga nangoo loué foofa kon leeral na ñi ay tappalekat lañ te teewul ña nga nee dem jox ko xam nga lu ñuy dundee yaakaar danoo jàpp ne yoon président Macky Sall mën na leen a nappaaje comme mbokk Macky Sall la danoo jàpp ne yoon ñoom lay àndal li mi nga xaw a nuru dëgg nag xamul tax tribunal du commerce mi war a àtte local bi parce que ñaari mbir la cour suprême mooy àtte ci arrêté yi parce que la chambre administrative de la cour suprême moom rek moo mën a àtte ci décision bu ministre jël kon moo tax partie boobu cour suprême moom àtte na d'accord nee na Diouf Sarr li mu def du yoon mu des nag beneen bi mooy local bi comme mbirum commerce la tribunal de commerce moo compétent tribunal de commerce ata ngi nii muy dàq dossier bi nangu ko àtte di ko renvoyé ak renvoyé waat parce que nekkuñ ci à l'aise xëy na bëgguñu jël décision boo arrangé wul jege ñaale Macky Sall bi réew mi yàqu na sénégalais yéen a ngi toog di seetaan mais réew mi li fi nekk buñ jógul lijjanti ko wax dëgg yàlla musiba dina am réew mi jaay doole bi fi nekk dafa ëpp kon nag yow bu ñu demee loolu ñun la kaay ñu loué la local bu mel noonu war ngaa xam ne soo yaakaar loon olof yi dañ ne silmaxa bu lay woo ci sànnente xeer mooy am na xeer wum dëgg bu dëggul ci xeer du la woo ci sànnente xeer parce que du gis benn xeer wu muy jënd la ko sànni pour mu mën laa joor xeer day dem ba taxaw ci jalu xeer dëgg ca xeer ya la aywa nañ joorante donc ñoom leen def danoo gis ni nguur gi Aminata Gassama ñoom la yaakaar pour ñu foqartel koo pharmacie jàmbur moom Aminata Gassama Balde jabaro Ablaye Balde nekk jege ñaale président Macky Sall allié wu président Macky Sall ci politique yéen ñëpp gang bi moom sax may lim waa gang bi limaale wu ma ko gang bi danoo bëri doole ñoom gang la c'est un gang autour du président Macky Sall ñuy wutal ndaw si ay pexe moom Aminata Gassama ñu koy wutal ay pexe pour jox ko pharmacie jàmbur kooku jaay doole la Diouf Sarr nag li mu wax ci loolu wax dëgg yàlla moom dëppawul ak li am li ñuy xaar mooy moom Diouf Sarr mu wàccoo ak arrêté bi cour suprême jël ba neenal li mu bëgg a def ci jaay doole beneen bi nag mooy soxna Astou li xew à Louga man damay wax ni mënuma cee génne ba tey le ministère de la santé xamul tax recrutement yi jaarul yoon dañuy jël ku leen neex seen i mbokk ak fu ne la ñuy jëlee formation yi jaarul yoon dañuy moyen amul ci hôpitaux yi boo demee ci maternité yi ay mouroir la jigéen ñu bëri nangootuñ ku sa jëkkër am as tuut doo amee doom ci maternité boo xam si public la bu dee Dakar ji boo fi gisee ku ñemee dem public quelques maternité la donc principal parce que foofa am na rigueur ndax les militaires yi ko yore mais boo demee ci hôpitaux yëpp ñi am ay moyens day dem clinique dem di fa amee doom naam bu ñu amee moyen mais ñëpp mu amuñu moyen dem clinique loolu ma Louga googu man xam naa fa ñu bëri ñoo xam ne bugguma lim benn clinique bu fa nekk boo xam dama koy bañ a defal publicité mais ñu bëri foofa la ñuy dem dafa wasine nangu ñoo dem ci hôpital public bi parce que xam nañ ni dara amu fa am na jigéen ñoo xam ne sax dañuy préférer dem fekk benn sage-femme këram mu réew li leen loolu moo am ci dëkk yi wër Louga ak Louga googu da ngay wóolu sage-femme bi dem fekk ko këram mu lay visite boo waree am doom dem mu defal la li nga war def nga fay ko parce que wóolootuñ parce que da ngay dem duñ la assister loolu mooy problème bi donc li xew noonu responsabilité ñan ko jiñ am na ca parce que ndaw si comme dani kaay leen gaaw opéré ma bala maa dee ñu ne ko non du tey suba sa heure jotagul kon ñooñu am na ay erreur ci médical c'est-à-dire que seen responsabilité am na ci ñoom ña fa nekkoon monter garde loolu mooy dëgg léegi nag comme erreur am na ca ñoom mënuñu leen caa génne la responsabilité directe ñoom la parce que ñoom ñoo fa nekkoon ak moom buñ ca jéemoon di ko assister ba nga am leneen am na daañu ne au moins obligation de moyen lañ am ñoom ma may dégg maintenant amuñu obligation de résultat bu fekkente ne amul benn firnde bu ñu mën a teg ni def nañ erreur ca biir opération ba mais comme ñoom nanguñ ko dem jéem ko opérer te moom loolu la wax ne moom bu ñu ko gaawul def dina dee ba dee dikk ca kon ñoom am nañ ca responsabilité loolu moo tax ñu téye leen en garde à vue
jaadu na. pour ñu wéyal enquête bi pour que lu mel ni yeneen hôpitaux yi ragal doot ñu ko ñemee def loolu la parce que justice dissuasion la ñi ko def mënuñu indiwaat bakkanu jàmb. waaye day tax mu limiter dégâts yi pour que yeneen hôpitaux yi ñu ne kon nag beneen médecin beneen femme bu fi ñëwatee nekk situation bi bu mu seetaanee la dal ñee moo nu nar a dal. loolu mooy valeur pédagogique gu lii ñuy def actuellement ñoom waa justice. kon loolu lu baax la. mais grève bi man li ma jàpp grève bi dafa ñëw dolli ko ci loolu. naam par principe le syndicat gis naa ne ñu ngi jàppale liggéeykat yi parce que loolu mooy seen rôle. parce que par principe syndicat aussi bu say liggéeykat nekk jafe-jafe mënul dul jàppale leen man néew ma leen bu leen jàppale. parce que loolu mooy rôle syndicat. parce que man sama syndicat bi enseignant bu tooñ sax dama koy défendre. parce que nag jullit loolu lañ la wax nga def ko. maanaam da nga koy wax dëgg mais da nga koy défendre. maanaam man dinaa toog ci roq wax la dëgg soo waree jéggulu nga jéggulu mais suñu la tëjee dañuy taxaw wutal la avocat défendre la. kon nag man du ma tere ab syndicat de défendre ay liggéeykat au contraire loolu la war a def loolooy rôle am. mais nag du teem nga nangu ni ñoom li ñu leen def jaadu nañu yóbbu leen garde à vue loolu mooy dëgg aussi. jaadu na tamit syndicat bi défendre leen mais syndicat bi du loolu rek lay grève. loolu aussi bu nit ñi jaawale. Diouf Sarr ba mu présenté affaire bi comme quoi dañuy grève rek pour ki nga xam ne moo gaañu soxna Astou moom gaañu ca Louga du loolu de. waa ànd gësëm. am na leneen. li ñuy grève mooy danoo am ay accords yoo xam ne doxaluñ ko ñoom ak état bi comme ñun li ñu dal ñun jàng. état bi day signé ak ñoom ay accords yoo xam ne du ko doxal. beneen bi mooy le système de rémunération bi ni kaas ñoom it da leen a concerné. da leen cee boddi di leen jaay doole. yaa ngi dégg donc lépp li nga xam ne moom lañ déggoo woon sur la réforme hospitalière boo xoolee da ngay gis ni président Macky Sall ak nguuram da nga koo jalgati les éléments les plus importants de la réforme hospitalière kenn doxalu ko actuellement. tey jii problème statut yi bu ñu la waxee problème statut yi am ci biir santé kenn xamul nu mu toll. man je discute avec eux parce que c'est des Sénégalais yoo xam ne ñoom dañuy daje ci ay xeex donc et j'en profite pour saluer vraiment taxawaay bi ñu am ñoom les différents syndicats de la santé di lënkale seen doole. parce que suñu deful noonu leen di jaay doole. kon nag aujourd'hui bu ñu jël l'affaire Soxna Astou mu nëbb li nga xam ne moo am ci santé loolu problème la bu sérieux bu ñu war a leeral mooy ñu def les réformes nécessaires di recruter personnel bu doy bu qualifié. jël ay moyens yu doy jox leen bàyyi xaalis bi ñuy yemale au niveau central ñu wàcce xaalis ba ci hôpitaux yi dans les régions et les dispensaires fépp xaalis dafa yegg. loolu la nit ñi di xaar ñun sénégalais yi bu ko defee bu ñu waree faju ñu faju ba kenn dootul tiit boo nekkee ci ab village. naan su may am doom fu ma jëm. war nañoo mën a doter même poste de santé ba na ca dëkk ba de suffisamment de moyens yóbbu fa infirmier bu taxaw ba nga xam dina mën a taxaw ki nga xam moo feebar su naree nekk en danger mu évacuer. au niveau donc du département au niveau de la région structure bu ci nekk li nga méngool jox la ko ba nga xam ne santé bi dañ ko organiser waat loolu la waa ànd gësam di xeex ak aussi ñu yox leen seen àq ak seen yelleef seen salaire yi leen di fay nii ay salaires yu ñàkk fayda la comparé ak des agents de l'État yoo xam ñoom ñoo tolloo niveau de qualification comme ni ko jàngalekat yi di kaase. d'accord kon loolu mooy grève bi Diouf Sarr na wax ci loolu te bu na wax ci àll kalet ji te man jàpp naa ne Diouf Sarr nag moom kañ lay dem. laaj Diouf Sarr léegi man question boobu ngoon duñ ko laaj sénégalais. waaw xanaa sénégalais Diouf Sarr ak li am ci santé yëpp Diouf Sarr moom kenn du waxee waxam. léegi moom Diouf Sarr lu ñëw rek ñu dégager en tout di sanctionner ñeneen. alors que Diouf Sarr moom mooy ndeyu mbir la gi. santé li ci am depuis Diouf Sarr ñëw ak léegi seetlu nga ni mu bare. wala Diouf Sarr moom léegi kan moo koy protéger. ndax léegi Diouf Sarr kenn du ci wax. léegi ngoone dama laa laaj yow Diouf Sarr léegi kenn du wax ci Diouf Sarr. tey maa lay laaj. waaw non damay laaj c'est-à-dire Diouf Sarr ak liy xew ci santé bi yëpp. léegi Diouf Sarr moom yoonam nekku ci. xanaa bu ñu amee occasion peut-être que dina dellusiwaat ci situation beeg yooyu mais quand même non c'est-à-dire santé actuellement li fa nekk lépp te Diouf Sarr kenn du wax ay waxam actuellement yow dem nañ fi sax ba ab médecin nekk ci biir cabinet di faj te du médecin coow li am ci biir pandémie bi ñu dem ba jiñ leen fi ni ay doomu ministre ngi jaay garab yi mais ngoone yooyu yëpp am fi te Diouf Sarr moom mais Diouf Sarr kan moo nekk ci ginnaaw mais c'est-à-dire Diouf Sarr moom yoonam nekku ci quoi ak lu mën a xew ak njombe yi am ci Covid bi yëpp ak leen fi def ci ay dem tëj ay centre ñu ne matériel ba jaay nañ ko wala en tout cas kenn gisatul matériel ba yooyu yëpp am na fi soxna Ngone ab faux médecin buy ànd ak Diouf Sarr docteur Samba waaw Diouf Sarr ñaata bébé lañ wax ne ñoo fi dee yoo xam ne fii ci rouge dañ ne non assistance lañ am ay nit ñoo xam dañoo dee am ay doom ñu négliger leen ba ñu dee comme bii mujj am wala léegi yooyu yëpp am fi ak vraiment scandale yi am ci santé bi depuis mu ñëw ak recrutement yi problème yi am ci santé kenn xamul nu mu toll. waaw Diouf Sarr léegi moom malgré loolu moom yoonam néew ci quoi léegi day toog a jaar di jël ay fusible
comme bay daam li xew ca Louga ñu jël benn kenn koo xam ne moom te ci jege ñaar la Diouf Sarr la bokkoon parce que actuellement ñoom ñi ngi place seen i nit parce que Diouf Sarr actuellement xam nga lu mu nekk def comme xam na ne normalement day waaj a dem parce que jàpp naa nag quand même mëntu la jiite santé bi ak njombe yi ci am yépp léegi mi ngi jël ay nitam di leen placer gis nga kooku ñu jël le nouveau directeur de Louga le nouveau directeur de Louga moo nekkoon ci Pikine fii ci Dominique mu def fi même njombe contrairement ak Diouf Sarr di ko jéem mais ñoom ñu ngi koy jéem a weddi ci yooyu moment boobu moom moo nekkoon moom moo ko doon jiite loolu moo am actuellement moo tax loolu ñi naan capitaine Touré buñ ko jiiñee ne moom daa def njombe mënta dem jàngale waa léegi yow nan ngay jiite hôpital non assistance am fa bañ ni dàq la fa ñu seetaan nit mu dee parce que dañ ko assisté wul bañ dàq la léegi ñu lay joxaat koo xam ne moom même erreur bi la def pour nga remplacer ko waa loolu du ci wax man daal man Sénégal man 2 poids 2 mesures bi am ci réew mi moo ma jaaxal c'est-à-dire da ngay wax ci dara la même chose am ci dëkk bi loolu doo ca wax parce que kooku moom intéressé wu la xam nga liy dëgg mooy Diouf Sarr ci boppam lajj na ci santé xam nga dañ ne woon COUD bi ñu ko fa yóbbu moom def na fay résultat loolu je reconnais que man dégguma ñu takkal ko fa dara COUD loo xam ne lu garaaw a garaaw la à part yi nii def mooy recruter seen i mbokk mais dégguma comme dañ fa tuumaal yeneen directeurs yi romb surtout l'actuel ministre de l'enseignement supérieur Cheikh Omar Anne moom ay njombe la fa def moom ay njombe la fa def ba noppi ñu jox ko mu jiite université mais wax dëgg yàlla man Diouf Sarr foofa gis naa ne defoon na fa ay réformes yu bari au niveau du COUD bañ nommé ko ministre mais wax dëgg yàlla santé moom lajj na d'accord santé moom depuis mu ñëw moom Diouf Sarr personnel bi kontaan tout le temps ñu ngi en grève hôpitaux yi nee nañ moyens yi amul recrutement yi jaarul yoon clientélisme la njombe yi bari na santé man nag damaa gëm ne bu ñu la dénkee secteur jafe-jafe yi àgg foofu tar ba àgg foofu lii yoon mooy ñu jël la fa indi keneen koo xam ne parce que xam nga lii daaw ñu ko waxal Eva Marie Coll Seck nañu waxante dëgg xam nga soxna Eva Marie Coll Sénégal yëpp dañ la daan wax ne aay na dëgg la taqe na kenn déggu ko ci benn scandale soxna Eva Marie Coll muy femme bu am personnalité moo tax ma lay wax sangal leen mbir mi daa feru jigéen am na jigéen yoo xam ni jigéen ñu mën góor lañ dëgg la nañu wax dëgg rek kan moo gis Eva Marie Coll Seck benn sénégalais taxawoon fi ne nañ ko dàq amul Moustapha dafa gérer ministère de main de maître waaye comme président Macky Sall moom kuy politique lay wër moom boo aayee te politique oo day pare ci yow maanaam boo nekkee politicien nag même boo cuunee moom dala fay bàyyi ngay def la neex kon nag Diouf Sarr na abale ministère bi mënatu koo yor il a atteint ses limites njombe yi bari na jafe-jafe yi bari na coow li bari na ci ministère de la santé loolu moo doon changement bi ñu doon xaar waaye dàq directeur bi jiite hôpitalu Louga remplacé ko par ki nga xam ne moo nekkoon hôpital Dominique bii te moom def na fi même erreur yi mais parce que jegeñaala ministre bi la rek nañ ko jox poste bi man jàpp naa ne loolu séddale maam la. d'accord voilà ak daw responsabilité donc Diouf Sarr daal. bu ñu bëggee régler les problèmes de la santé. mooy nañ ñu fi jëlee Diouf Sarr andi koo xam ne mën naa yor santé bi bu dee du Eva Marie Coll ñu jël koo xam ne am na dimension Eva Marie Coll. wala am na xarañte Eva Marie Coll pour ñu jox ko mais lii loolu tax tubaab naan la bul changer équipe buy gagné. Eva Marie Coll daf fi nekk def ay résultats extraordinaires ñu dem remplacer ko te deful benn erreur. d'accord bu ñu mën a teg loxo. léegi nag moo tax gis nga lim leen dugal gis nga réew boo koy jiite. dafa am secteur yoo xam ne doo ci parparloo secteur yoo xam doo ko politiquer. dafa sensible dafa am secteur yoo xam kenn du ko politiquer. gis nga booy jiite réew ba nga def ay résultats ministère de la santé doo ko jox koo xam ne day politicien parce que liggéey bi dafa metti dafa laaj xarañte pas forcément nag un médecin mais koo xam ne mën na ko yor ministère de l'éducation nationale doo ko jox n'importe qui parce que foofu boo ko politiquer doo ci génn ministère de l'économie et des finances doo ko jox n'importe qui doo ko jox kuy politique ministère de la justice doo ko jox kuy politique parce que réew bu amul yoon du jaar yoon yii ministère boo ko defee maintenant nag ay ministères yeneen yi ay ministère de la femme ministère vraiment de l'environnement ministère de et cetera yooyu nga jox ay politiciens wàññiwul dara xeebuma yooyu nag parce que réew mi tamit foog ñu xam ne environnement c'est important pour que ñu gérer suñu réew et cetera également ministère de la femme il faut femmes yi ñu jox leen seen gëdd et cetera tout ça d'accord naa mais dafa am ay ministères yoo xam mën nga faa teg un politicien pas muy def politicien aussi mais te du am problème mais dafa am ay ministères techniques yoo xam ne du ay caaxaan boo fay teg da nga fay teg koo xam ni wóor na ni kii mën a dem ministère des affaires étrangères mën nga faa teg politicien parce que foofu comme on dit ministère des affaires étrangères moom ministère politique la rek
parce que la fa nekk yëpp day xool intérêt réew mi la intérêt président beeg intérêt et cetera loolu mun naa comprendre nga teg fa ab politicien. parce que loolu diplomatie la. d'accord diplomatie moom ko wax politique. waaw kon nag yooyu ministère nga teg fa ay politiciens baax na mais président Macky Sall nag fépp la def politique politicienne amul benn ministère boo xam si da koy joxe rek teg ko ci xarañte. ministère yëpp ci jaay doole la nekk ak di xool ñoo xam mën nañ ko defal la Sall bul